courant mais juste li ma indiwaat li tax ma dawalee li ma dawalee. c'est juste que man Buzz Lab sama legacy la. Yeah guys, what's good? It's your new West. Guys, salaamaaleykum daal jàmm sur ma chaîne YouTube Wes Show TV comme ni ñu koy faral defee chaque fois chaîne bi moom mooy chaîne révélation chaîne bi moom mooy li nga xam ni moom mooy génne bagage yi bu tàngee fii la bu seddee aussi tamit fii la tey nag dañ koy seddal nice parce que dañuy raconter un peu li nga xam ni moom moo di dernière décennie bi mooy maanaam rap Galsen ku ko xam na ni 3 décennies la am. Première bi mooy ñoom Awadi deuxième bi mooy jamono yi ñoom Dali Bibson Fata troisième bi mooy li nga xam ni moom moo di booy ñoom Dip Doundou Guiss mais dafa am ñoo xam ne dañuy jouer rôle bu important si li nga xam ni moom moo di 3 décennies yi mooy maanaam 4 king yi nga xam ne ñoom laay cité Canabasse Ngaaka Blindé Omzo Dollar ak li nga xam ni moom moo di Dip Doundou Guiss que jamono jii nii moom moo yor li nga xam ni moom moo di couronne bi et dama leen di expliquer chacun nan la def ba toog si couronne bi ak nan la def ba perte couronne bi à part ki nga xam ne moo di Dip Doundou Guiss mi nga xam ni perte gu ko gars yi nañ dugg carrément si first game bi mooy maanaam ki nga xam ne moo di Canabasse the boss let's do it. ok acquisition trône bi la ñuy wax Canabasse nan la def ba jël li nga xam ni moom moo di trône bi boo lay xoolee dañuy dellu si tuuti en 2005 la ñuy ñëw jamono yooyu nga xam ni rap Galsen dafa amoon beneen tournure rap Galsen dafa amoon beneen idéologie rap Galsen dafa amoon benn règle boo xam ni ku mu bëgg a dugg si rap Galsen noonu nga naan rabee mooy maanaam da ngay dugg si li nga xam ni moom moo di dëkk bi dafa metti maire yi dañu soxla caaf nañu fayal li nga xam ni moom moo di taxi yi gouvernement bi dafa war a wàcc Ablaye Wade na fi jógee y avait beaucoup de trucs yoo xam ni rappeurs yëpp si loolu la ñu concentré woon et dafa amoon benn boy boo xam ni dafa jógewoon France comment il s'appelle Killa Nit Dof il a joué un rôle très important si li nga xam ni moom moo di base Canabasse Killa ñëw na li nga xam ni moom moo di Galsen ak li nga xam ni moom moo di album boo xam ni dafa cartonné la moo tax mu cartonné non seulement dafa jël idéologie gars yooyu noonu mais daf ko si monde boo xam ni day mën a créer benn genre fanbase boo xam ni day màggal ak moom benn jeunesse boo xam ni day conscience rap bi mais aussi tamit day bëgg li nga xam ni moom moo di fën mooy maanaam dundu kaana grand yi bu ñu doon dóor li nga xam ne moo di hip hop bi defuñu ko woon style kaana style undu Sénégal bi lañ ko defee mais Nit Dof bu mu ñëwee non seulement dafa emprunté li nga xam ne moom moo di game ruu bi mooy maanaam li nga xam moom mooy am si rue yi li nga xam moom la gars yi di dund mais aussi tamit daf si indi li nga xam ne moom moo di moom fën jump xam nga yaa ma gën a non quoi am benn genre identité boo xam ni daf ko teg mais mu ngi dawal li nga xam ni moom moo di promotion am na fan base commencé na gagné li nga xam ni moom moo di terrain pas seulement si Louga mais un peu si li nga xam ni moom moo di national bi Nit Dof a ngi ñëw mais dafa am beneen booy boo xam ni à travers li nga xam ni moom moo di Jumbi mi nga xam ni moom moo njëkk a posé wu si li nga xam ni moom moo di Dirty South mu gis benn opportunité mu ne pourquoi pas jël ko parce que aussi tamit Jumbi mi nga xam ni moom moo ko njëkk a def dafa bouger dem yoonam kon fallait que mu am benn nit boo xam ni day jël li nga xam ni moom moo di style boobu noonu implanté ko si rap Galsen. Pourquoi pour changer un peu li nga xam ni moom moo fi am mooy maanaam stress bi dund bi dafa metti nañu xooloo gouvernement bi fallait que mu ni koo xam ni day bégloo nit ñi quoi Canabasse a su profiter de ça si foofu sax la commencé li nga xam ni moom moo di affaire de business am mais nan la si profité wee dafa ñëw indi li nga xam ni moom moo di son yoo xam ni automatiquement day neex beneen genre partie si li nga xam ni moom moo di population sénégalaise bi mooy la partie féminine parce que partie féminine bi la dernière fois bi nga xam ni intéressé woon nañ si rap mooy jamono ji ñoom Bamba Ji Fall mooy jamono ji ñoom nga xam ni ñoo di Black Mbooloo doon woy parce que y avait une musicalité boo xam ni day coïncider ak ñoom lu ñu bëgg vu que nag majeure partie des sénégalais jamono jooju noonu surtout ñu jigéen ñi mbalax mi rek la ñu adopté woon wala style kabolov wala genre yooyu kon bu ñu gisee loo xam ni mën nañ si yëngatu rek dañ si ànd def li nga xam ni moo di move Canabasse si la ñëwee utiliser li nga xam ni moom moo di Dirty South comme son bi nga xam ni moom moo cartonné comme moo di Papa Shit bu mu defee Papa Shit aussi tamit am benn style boo xam ni daf ko indi mooy maanaam Bass the Boss mooy maanaam imposé wu Bass the Boss boobu noonu moo ko nar a yóbbu ba mu nekk nit koo xam ni day ubbi li nga xam ni moom moo di legacy Bass the Boss boobu aussi tamit nekk carton nekk son boo xam ni ñëpp adoré nañ ko ñëpp gis nañ ci seen bopp mais aussi tamit indi benn idéologie boo xam ni dafa dóob mooy maanaam gën la undu gën la clean mooy lan dund si benn side bi dundaat si beneen side bi mooy maanaam mën nga nekk gangster mais aussi tamit yor xaalis mën a solu mën a pap ba nit ñi jox la cër parce que boo lay xoolee rap bi au début c'était une chose boo xam ni gars yi dañ si indi woon li nga xam ni moom moo di benn contradiction mooy lan képp koo xam ni dafay rap rek wax dëgg fa yàlla day niroo koo xam ni soit day tux yamba wala day naan wala bandi nga agresseur la loolu moo nekkoon li nga xam ni moo di identité bi ñu joxoon li nga xam ni moo di rap
si biir Galsen mais Canabasse bi mu ñëwee loolu la bëggoon génnee day nekk loo xam ne day sañaa si paroles yi day nekk loo xam ne day dóob mais non seulement il faut mu indi yenn son yoo xam ne day mélancolique wala yenn son love wala yenn son yoo xam ne day toucher cœur yi te wax dëgg fa yàlla boo amee fan base jigéen góor yi automatiquement dañuy ñëw maanaam foofu noonu lan la doon jéem a créer mooy idéologie lan la doon jéem a créer moon fan base te rappeur boo amul fan base bu yaatu da ngay am problème. duma sànni xeer te duma lakk kër jàmm damay xaar mu jot ma daal di sànni sama kàr benn mandarga rek ngay gis ci sama yaram ak indélébile li ma jot a dekku moo ëpp lii ña ko damay muñ sànni sama. ñi nga xamante si nii danoon naa feex mooy ñi nga xamante si nii suñuy jotee maay bi dañ naan waaye bu nu ma tëj kër jàmbur wala ñuy wax ni du ma sànni xeer wala ñii di wax ni damay def li ma def laaj ñi koy def xam nga loolu loolu mooy wax pour gars yi ne waaye artiste bi de moom dafa bëgg jàmm artiste bi de saltewul moom dafa cool alors que ñi koy def non du question ay kii wala kaa mais bëri na ñoo xam ne bu ñu leen joxee maay message yu naafeq yooyu la ñuy lancé. li nga xam ne moom moo di acquisition trône bi mooy maanaam clash yi parce que y a beaucoup de personnes qui yoo xam ne dañuy juum quoi clash dafa am importance si li nga xam ne moom moo di carrière artistique benn rappeur ça veut pas dire que ni ñëpp dañuy clash parce que jamono jooju boo xoolee clash yi lan moo tax mu nekkoon ay clash yu épique day dajaloo seulement ñaar nit keneen du si dugg mooy maanaam di nga gis Daddy Bibson ak ki nga xam moo di Fata di nga gis ki nga xam moo di Fou Malade ak Gaston di nga gis aussi tamit ki nga xam ne moo di Nit Doff ak Canabasse yoo xam ni ñoom ñaar ñooñu la ñëpp di concentré wu foofu nag dañuy xool kan moo ci dominé c'était comme en 2005 même année yooyu noonu y avait le combat ak ki nga xam ni moo di 50 Cent ak ki nga xam ni moom moo di Kanye West c'est la même chose 50 Cent moo nekkoon ki nga xam moo doon représenté réew bi ak musique yoo xam ni day yaa ma gën a naw ak keneen koo xam dafa ñëw si li nga xam ni moom moo di mélancolie bi boo koy comparé c'est la même chose ku xamul loolu noonu dama nga gëstu su baax si li nga xam ni moo di 50 Cent ak ki nga xam ni moom moo di Kanye West te nan la ko Kanye West dominé et c'est la même chose ki nga xam ni moom moo di Canabasse noonu la dominé ki nga xam ni moom moo di Nit Doff à travers comment si communication foofu mooy beneen point bi communication dafa baax si li nga xam ni moom moo di artiste boo mënul communiquer ça pas dire que Nit Doff mënul communiquer de mais la manière de communiquer moom mooy indi li nga xam ni moom moo di changement yi Nit Doff buñ ko invité waan danaan ñëw xalab wax li nga xam ni moom la mooy maanaam nit ku dëggu gi wax li nga xam ni loolu la sentir mais ak xol dafa mel ni Wes Show rek buy tontu keneen comme gars yi ni ñu ko joxee loolu noonu Nit Doff aussi tamit noonu la moo tax jamono ji Nit Doff mu am ñu bëri ñoo xam ni dañ ko aynal ba nga xam ni parce que dañuy yaakaar ni day ñëw di ñaxtu c'est pas ñaxtu parce que nit kuy dëggu buy wax li muy wax day génn sans pour autant peut-être muy xalaat ni muy waxee tandis que kële nag moom buy ñëw day jëm si li nga xam ni moom moo di partie victime bi dans le monde c'est comme ça soit mu am ki nga xam ni moom moo di ku soxor ki am ki nga xam ni moom moo di victime bi te classe Sénégal képp koo xam ni da si gagné mooy ki nga xam ni moom moo nekk victime bi et c'est ça que Canabasse a utilisé sa manière de parler victimisé ak actes yi nga xam ni Nit Doff doon na ko def yéeg si ay conseils di ko buux continuer di ko classe sama waaj di continuer di job xam nga Nit Doff à la fin sax moom par ses propos wax na ni carrément erreur bi mu def mooy loolu c'est ça que Canabasse a utilisé fan base la am boo xam ni il a couvert tout le Sénégal ak musique bi nga xam ni jigéen yi gis nañ seen bopp góor yàlla yi gis nañ seen bopp idéologie bi di pap di solo di xam nga dawal oto mën a yor li nga xam ne moo di business bi foofu la commencé li nga xam ni moom moo di rap business te rap business boobu noonu Canabasse moo ko teg kon on peut dire que ni si li nga xam ne moom moo di dernière décennie bi c'est Canabasse qui a révolutionné le rap galsen si musique si idéologie mais surtout aussi tamit si li nga xam ni moom moo di côté fan base et il faut y rajouter aussi benn affaire bokk na si les premiers yi nga xam ni bu ko nekk moom mooy les premiers yoo xam ni ñoom ñoo utiliser li nga xam ni moom moo di réseaux sociaux yi bu fekkee jumbi moo ko def Canabasse moo ko yóbbu fi nga xam ni foofu la toll parce que tamit nit mën na créer mais keneen mooy développer li nga xam ni moom mooy création boo nga xam ni nit di def na ko te Canabasse mooy premier rappeur bi nga xam ni moo savoir utiliser li nga xam moo di les réseaux sociaux pour mën a propulser wu nekk ci kaw. porter plainte sincèrement xalaatuma ko musuma ko xalaatuma ko puis événement bi amee je suis descendu je suis parti sans pour autant essayer de riposter wala dara parce que justement débordement la si doon bañ ko mais yàlla def na li am na. on est en 2010 trône bi ak il faut ñu dugg si beneen affaire moo di lan mooy teg li nga xam ni moom moo di empire deuxième point bi mooy maanaam legacy
Buzz Lab. Buzz Lab, Buzz Lab, Buzz Lab, Buzz Lab. Canabasse comprendre na li nga xam ni moom moo di deal bi def na li nga xam ne moo di ay son cartonné na am na benn fan base bu koy topp faa mu indi benn étiquette label yi ngeen di gis ni yëpp ñuy lëmbe Canabasse mooy ki nga xam ni moom moo fi indi turu label maanaam moom moo am ampleur label boobu noonu nga xam ni beaucoup d'artistes dañuy dem bokk si artiste si empire boobu noonu pour ñu mën a propulser li nga xam ne moo di seen son boo leen bëggee dégg-dégg moom moo njëkk a may ay boy pour ñu mën a génn quoi d'habitude bu njëkk bi da ngay gis nit ñëw woy moom rek mooy woy moom rek mooy nekk au devant de la scène wala ñu nekk benn groupe mais Canabasse moom seul la solo la doon woy mais dafa porter yeneen boy yoo xam ne dañuy am talent mu dugal leen si li nga xam ne moom moo di game bi et on peut en citer tellement de Young Fresh Omzo Dollar Zoukana Lox y a beaucoup de personnes yoo xam ni bokk nañ si li nga xam ni moom moo di empire Canabasse mais Canabasse pour mu dawal loolu il faut mu génnee benn affaire si la dugalee si li nga xam ni moom moo di mixtape For the Buzz One For the Buzz One nag dajale boy yu bëri li nga xam ne moom la gars yi di gis mooy projet yi nga xam ne après moom moo mujjee ñëwaat dajale ay boy yu bëri tegal leen li nga xam ni moom moo di raaj bi won leen business bi booy tegu ci ku si nekk si ñoom am tur ku si nekk si ñoom am tur néanmoins que ni mu ngi dawal li nga xam ni moo di Buzz Lab mais il faut savoir que am na beneen groupe boo xam ni dafa ñëw mooy groupe Sarax Gang ayant aussi tamit parce que il faut dire que ni Canabasse ak lu mu mën a intelligent y avait un bon manager bi nga xam ne mu ngi woon si gën a am moo di kan JP te je vais vous dire une chose boo xam ne moom moo ëpp doole si monde bi nit ki ak loo nekk artiste sa manager moo la gën a bëgg nga tekki moo la gën a bëgg tekki moom aussi tamit parce que boo amul manager bu xiif doo mën a avancer li nga xam ni moom moo di game bi maanaam manager bi moo la gën a bëgg yow sa bopp mais aussi tamit moo gën a bëgg yow sa tekki si li nga xam ne mooy li ngay dóor artiste bi loolu la war a am boo amul loolu noonu amoo dara Canabasse nag am na loolu dóor na Sarax Gang For the Buzz One For the Buzz Two xam nga affaire yi daw lijjanti na créé na fallait que aussi tamit mu gën a joxe li nga xam ni moo di boppam avec des produits parce que rappelez-vous que ni c'est le seul artiste boo xam ni chaque fois ni ñaa ngi koy jox li nga xam ni moo di cër chaque fois ni ñaa ngi koy jox li nga xam ni moom moo di gëdd si ay mixé rek la yem ak li nga xam ne mooy quelques clips album ba léegi am ko. Comme chaque soir, tous les jeudis, sur la 2STV dans votre émission de rue Arumbed, qui a tendance à valoir les bienfaits du hip-hop à travers le b-boying, le graffiti, le MCing et le DJing. Ce soir, nous sommes venus à la rencontre de Buzz Lab. Je ne vais pas dire Canabasse, je ne vais pas dire Zoukana. Buzz Lab. Ok, créé na li nga xam ni moom moo di li nga xam moo di empire am nit ñaa ngi follow Canabasse Buzz Lab jamono jooju mooy bomb munoo wax dara te doo wax si li nga xam ni moom moo di Buzz Lab si li nga xam ni moom moo di Rap Galsen fallait que aussi tamit ñu élargir vu qu'on parle de business am na li nga xam ni moom moo di fan base bi am na ay rappeurs yoo xam ni aussi tamit dinañ couvrir li nga xam ni moo di label boobu noonu faaw mu génn tuuti si li nga xam ni moo di style boobu noonu si la créé li nga xam ni moom moo di DK Speed ne dafa nekk loo xam ni dafa am importance si carrière Canabasse parce que aussi tamit même bu fekkee ni moom rappeur la il était occupé sur d'autres choses mais am na loo xam ni moom la doon jaay ñi ñu bëri jënd nañ li nga xam moo di t-shirt am nit ñu bëri yónn nañ li nga xam ni mooy maanaam dugg na si li nga xam moo di côté marketing bi te côté marketing aussi tamit dafa baax si label c'est pas seulement li nga xam ni moo di musique bi wala c'est pas seulement li nga xam moo di artiste bi mais y a aussi li nga xam ni moom moo di côté boobu noonu nga xam ni moom moo di côté marketing te marketing boobu noonu dafay bokk aussi tamit si li nga xam ni moom mooy tax artiste bi am li nga xam moo di disque d'or attention disque d'or c'est pas seulement li nga xam moo di musique bi ñu streamer wala musique bi ñu def nii mais nan nga boolee aussi tamit yeneen bagage yoo xam ne ñu ngi hors side li nga xam moo di sa musique comme ay t-shirt comme ay concert comme ay cinéma il y a beaucoup de choses yoo xam ni dañuy gis ne carrément artiste bii nii mérité na li nga xam ni moom moo di disque d'or te dinañ si gën a dugg maa ngi préparé li nga xam ni moom moo di vidéo boobu noonu en parlant de cinéma bu mu ubbee li nga xam ni moo di DK Speed aussi tamit il s'est consacré un peu si li nga xam ni moom moo di cinéma bi gars yi bëri nag yaakaaroon nañ ni Canabasse dafa bàyyi rek parce que en certain moment il était calé génnatu woon li nga xam ni moo di produit mais nan la mën a def pour maintenir toujours li nga xam ni moo di Buzz Lab mooy jël ki nga xam ni moo di l'un des meilleurs parce que groupe ak mu mënti demee même bu fekkee tous les gens sont talentueux y a benn nit boo xam ni moom moo leen gën a exceller benn nit boobu boo xam ni moom mooy gën a fës moom mooy gën a génn le problème mooy choix nit boobu noonu ndax di ngeen ko am et Canabasse a su bien faire li nga xam ne moo di choix boobu noonu mooy jël Omzo Dollar def ko li nga xam ne moo di prince su Buzz Lab moom à part moom Omzo Dollar mooy nekk si kanam ñeneen ñi aussi tamit ils sont forts mais Omzo Dollar la ñuy gën a jox push parce que moom moo gënoon mën a rap ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu noonu moo leen daax bind moo leen gën a fort et maa ngi jégalu mais loolu moo am kon ça veut dire que ni il n'était pas stupide muus na jël na li nga xam ne moom moo di booy boobu propulsé na ko booy baa ngi def li nga xam ne moo di business am moom muy occupé yu yeneen bagage yoo xam ne day gën a indi li nga xam ne moom moo di xaalis tour yi nga xam ne am na beaucoup de trucs quoi mais fan la communication marketing gën a dalee aussi tamit mooy rappeur boo xam ne moom moo njëkk a génnee clip
mu dem si li nga xam ni moo di trace international ba jamono ñi trace nekk loo xam ni peut-être succès la quoi ba jamono ñi sax je peux dire que ni nekkatul succès quoi gars yi nga xool Netflix wala yeneen bagage yi quoi genre yooyu yaa ma gën a nëw en fait loolu mooy li nga xam ni moom la Kanamba def si li nga xam ne moom moo di monde business et ça a beaucoup joué si li nga xam ne moo di new generation bi en tant que influenceur influencé na beaucoup de boy yoo xam ne ñoo fi nekk c'est pour cela Canabasse am knowledge boobu noonu c'est pour cela Canabasse boo déggee base rek da ngay dégg le boss parce que wax dëgg fa yàlla il est le boss du rap Galsen lépp loo xam ne moo di business rap business moom moo ko développé moom moo jox booy yoon bi c'est ça li nga xam ne moom mooy monde business bi. Et ensuite li ma la waxee création Omzo fallait que mu am benn affaire boo xam ni Canabasse day am ay boy yoo xam mu leen di doxal ndànk-ndànk et c'est ça que la créé li nga xam ni moom moo di Omzo création Omzo boobu nag moo tax ba Omzo dem ba nekk benn boy boo xam ni ñor na faaw mu génnee dara mais malheureusement création boobu noonu aussi tamit daf ko créé li nga xam ni moo di problème mooy jamono ji Omzo bàyyee de 2014 2013 2014 ba 2016 bi nga xam ni moom lay dellu si jamono jooju noonu base fallait que mu trouver benn nit boo xam ni dina mën a remplacer li nga xam ni moom moo di Omzo et c'est ça que na moo def pour mu remplacer ko fallait que d'après For The Buzz 1 For The Buzz 2 faa mu dugal yeneen genre bagage yoo xam ni peut-être dina indi li nga xam ni moom moo di Buzz Lab mu ngi dund ba léegi parce que en certain moment Omzo bu mu génnee Buzz Lab am na tuuti benn genre wàcc boo xam ni wàcc na ko si li nga xam ni moom moo di côté musique si li nga xam moo di côté produit si li nga xam ni moo di côté rap fallait que aussi tamit mu wane boppam et c'est là que sama waa ji toog xalaat ne nan la war a def faaw mu dugal beneen affaire quoi mais li tax nag mu indi mooy cinquième point bi moo di le déclin et on va se dire la vérité nag Buzz Lab am na déclin mooy maanaam nit ki muy foofu noonu précision muy foofu noonu mais li nga xam ne moo di emprise bi par force wàcc na te lan moo ko wàccee mooy la sortie de Omzo Dollar bu mu jugee li nga xam ni moo di Buzz Lab dem li nga xam ni moom moo di Kayz parce que nañu wax ne dëgg rek Buzz Lab a consacré tout son temps si li nga xam ni moom moo di nit kii nii di Omzo Dollar sur ses problèmes ses concerts ses clashs lépp loo xam ni indi na ko et c'est là que peut-être Bass ak nu mu mënee am li nga xam moo di esprit créatif ak lu mu amee li nga xam ne moo di esprit business là il a perdu un peu le flair te wax dëgg fa yàlla affaire boobu noonu choqué na ko mu ngi jéem a dellu si nag jamono yi nga xam ne ñu ngi koy toll il a fait beaucoup de sons yoo xam ne génn na clip ak li nga xam ne moo di bu Buzz Lab recruté na ay yeneen boy comme li nga xam ne moom moo di Owan à la fin Owan génn na mu ngi yor li nga xam ne moo di Vito ak yeneen boy yoo xam ne ñu ngi si biir Buzz Lab et on va voir Buzz Lab ndax dina mën a jugaat wala du mën a jugaat mais en tout cas pour l'instant Canabasse jamono jooju noonu la perte li nga xam ni moom moo di couronam et Canabasse bu mu pertee couronam benn rappeur boo xam ne amoon na benn genre ni ñu ko waxee sax shout out na ko kontaan na si rappeur boobu noonu ay gaañ na ni moo di Ngaaka Blindé c'est en ce moment là nga xam ne Buzz Lab wàcc na et Omzo Dollar nekkatu fa c'est là que Ngaaka Blindé a pris li nga xam ne moom moo di position bi nekk King Rap Galsen prochaine vidéo Ngaaka Blindé nan la def ba jël Rap Galsen ak parcours am let's do it loolu was la woon ak yéen mag niggas pa. West Show, let's go nañ ko tëgg after chole ya aya si waaye matadi kasaramara awaga si waaye matadi kasaramara aya si waaye